remercier le maire Barthélémy Diaz et qu'on profite de cette occasion solennelle pour dire que Taxawu Dakar de HLM porte la candidature de Barthélémy Diaz aux élections territoriales de la ville de Dakar. Ñun HLM lu jaay suñu candidat ñun HLM daje bu ñu dajee ci danañ porter sa candidat waxuñu candidat à la candidature mais candidat à la ville de Dakar. Encore une fois ñu leen di féliciter ñu leen di encourager. Bon manifestation bi aussi rak nañ ci yoo xam ne jigéen ñi ñoo ko rak mooy sabar bi puisque da ngeen ma ko nëbb puisque ba ngeen ma ko waxee d'accord ma ci puisque day mel ni amul ni nit moo tax ñu tëgg sabar moi j'ai horreur des réunions ñuy tëgg sabar sama géwél yi nag sama xarit yi naa leen may xaalis dara man volontaire la doomu asalam la man mais ñu demee ci campagne électorale ñu wax yéen ñooy campagne mais réunion bi tey puisque lii am na ñu ngi leen di féliciter ñu leen di encourager puisque dana bëggul bu wootee tëgg am ñu ne ñii tëgg bi moo leen fi mais à partir de demain li ñuy def dañ koy def na yéen fu ñuy jëm dañuy ànd ak yéen encore une fois les jeunes comme ni ma ko wax daal mooy asiko bi aussi moom waroon naa ko gis-gis ko puisque boobu laa validé woon bon moo tax ñi ngi gërëm ñëpp ñi ngi sant ñëpp de encore une fois excuser sunu camarade Barthélémy puisque par calendrier très chargé il a fait violence ci moom puisque commune am ñu ngi koy xaar assemblée générale mi ngi war a dox mbokk ci biir commune am moo tax vraiment encore une fois monsieur le maire ñu ngi jégalu di la wax ne aussi yow yaay yaakaaru Dakar yow yaay doole Dakar et puis ñun yaakaar nañ et puis ragal a féete day xañ wërsëg et puis aussi di féliciter di encourager sa camarade Sadou Dione puisque Sadou c'est un grand monsieur Sadou moo nekk usine Sadou ba may bàyyi coordination jeune moom laa ko jox yàlla may ko ci mu nekk ci député yàlla may ko ci mu nekk France du jàppale askan wi nekk candidat à la candidature à la commune de Biscuiterie am na aussi ay xaritam yu jëm Biscuiterie accompagné ko ñooñu aussi ñu ngi leen di féliciter ñu ngi leen di encourager jigéen ñi ñaar laa ciy gërëm ñaar kese mooy maire Magu Touré ak sama yaay Sey maire Magu Touré maa ne ko yaay puisque ba nga kiyee yàggul sunu papa bu mu wàccee liggéey yàggul ma ne ko toogal ñu dem doomam mi ngi fi moo tax du ma tudd benn jigéen ñëpp samay jigéen nañu xale yëpp samay xarit nañu ñëpp samay mbokk nañu bon ci décision sax du ma ko tudd mais tudd naa ko ñoom ñooy daje ñoom ñooy nas ba xaalis boole génne xaalis ñoom li ñu génne sax man génne ma puisque man dama def benn effort di laaj mais yi fan la toll ñu ne non ñoom ci seen biir génne nañ ko faj nañ ko c'est pour vous dire que vraiment c'est des jeunes engagés qui mettent la main dans la poche ak jigéen ñi aussi les femmes aussi ont contribué nous on a l'habitude au niveau des HLM lu ñuy def rek ku nekk da ngay am loo ciy def encore une fois ñu leen di gërëm j'appelle ça bon écoute heureusement mon jeune frère bi nga ci man mi ngi fi bon c'est réconfortant puisque looy def say mbokk ñu mu ci war a jiitu encore une fois ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant yëpp monsieur le maire vous avez la parole. Oui, assemblée générale coalition Taxawu Dakar commune des HLM nekk assemblée générale bu am solo parce que lii mooy politique mooy toog politique mooy fekkee politique mooy waxtaan politique tamit dëgg la naam des fois dina ci am xuloo bu ci ñàkk kon lépp lu ngeen mën a gis ci politique mooy lu tubaab di wooye la vitalité démocratique te su ngeen di politique da ngeen di nangu démocratie mooy da ngeen di bëgg keneen tamit am du mu bëgg ñu waxtaane ko su ñu mënee juboo ñu sant si yàlla
suñu mënulee juboo ñu def lu démocratie sant mooy voter te fii tey suñu doon voter ñëpp xam nañ lam bi fan lay féete kon nag dama leen di ñaax ngeen góorgóorlu ci taxawaay bi parce que fu ngeen di jëm dina metti lool dina tar lool dina tàng lool wante foog ngeen ànd ak dal dama ne foog ngeen ànd ak dal parce que vous avez choisi de diriger une commune te mënu leen taxaw ne da ngeen bëgg a jiite te du ngeen nangu contradiction suñu camarade bi bu fi nekkoon léegi nii te jóge fii di Moustapha Diop ci njaboot bi la bokk comme ci njaboot bi la bokk dañuy waxtaan ak moom parce que lépp ci waxtaan la parce que tey vous êtes appelés à aller discuter avec d'autres personnes ak yeneen force yu ngeen xam ne ni bokku leen seen taxawu Dakar parce que tey su ngeen mënee dem ba di waxtaan ak ñeneen ñi doon ngeen mën a waxtaan seen biir te kooku dama leen ko bëggoon baaxee ngeen may ma nag ma nuyu particulièrement suma yaay fii di HLM tey peut-être fekkeewul tey bés bi daanaka ndaje bi wante xam naa loxoom dugg na ci mooy maire Magu Touré di suma yaay di suma xarit nuyu tamit suma présidente Ndago kooku moom suma présidente bopp la suma xarit la suma jigéen la nit ku baax la elle est engagée di nuyu ñëpp ku lim juum ñu ngi nuyu ndaw ñi ñu ngi nuyu ñoom Cheikhou Koïta parce que ce sont des personnes engagées lu ngeen di dund nii man maa ngi koy dund suma commune maa ngi koy dund biir Dakar mooy dama bëgg ànd ak ay nit ci mbooloo moomu tamit ñu am tamit ñu bëgg wante lu ñuy ñaan ñun mooy yàlla nañu yàlla may ndam mu ànd ak fekkee talak dal ak wér-le moo ci am solo te di ñaan tamit yàlla na yàlla def lu gën ci ñun ñëpp parce que des fois nit di nga xëccoo dara doo ko fekkee wala di nga xëccoo dara du doon sa jiglaay kon nag man du ma sori ci wax ci te tamit du ma wax ci waxu Ibrahima Seydi parce que lu ma doon wax ci Ibrahima Seydi wax naa ko waxante waat ko fii biir HLM kii di Ibrahima Seydi doxuma ci mbedd bi ba dajeek moom Ibrahima Seydi ku ñuy woowee Khalifa Ababacar Sall moom a boole ak moom te mu nekk lu am solo ci man ci suma xaat bu gàtt bu ci des Ibrahima Seydi je souhaiterais rappeler que c'est le premier adjoint au maire des HLM sortant et je voudrais rappeler que Khalifa Sall en 2014 dafa amoon ay nit yu mu àndaloon wala man ma jàpp ne ñooñu ay nit lañu woon waaw parce que pour man nit day am jikko ak taxawaay ci nit ñooñu nag mu amoon ci 16 personnes 16 ñu gagné woon ci 16 communes su ma baat ci kaw ci 16 personnes yooyu tey 5 rek ci des 11 yëpp weddi nañ Khalifa Sall weddi nañu votu askanu Dakar ils ont choisi la jouissance seen bopp moo leen lañu tànn nañu lu leen askanu Dakar dénkoon kon nag tey fii biir HLM Khalifa Sall la askanu HLM voté loon Khalifa Sall wëlbatiku jël mairie bi dénk ko ñit dama ne du ma fi tudd tur fii àdduna la dama ne ngeen may ma rek s'il vous plaît dama bëgg képp ku ngeen di waxtaanal biir HLM dama bëgg ngeen am ay argument parce que seen objectif c'est de convaincre sans contraindre contraindre mooy comme nga jël paaka teg ko ci put nit ci putu nit wala nga jël fetel teg ko ci boppu nit ne ko da ngay def lii parce que loolu moo ma neex kon objectif bi mooy ngeen mën a convaincre sans contraindre les populations des HLM ci seen candidat ak tamit ci seen liste parce que tey yéen gis ngeen am na ku fi toggal grand parti donc lii du mbiru taxawu Dakar kese coalition Yewwi Askan Wi 23 partis politiques ci nekk ci 23 partis politiques yooyu ak composantes yooyu taxawu Sénégal bokk si kon nag ñun dañu nar a doon benn say pour mën a waxtaan ak suñu mbokk yi biir Yewwi Askan Wi ndax ñu mën leen jaay suñu candidature te loolu xeex boobu xeexu xel la du xeexu xol
du xeexu doole xeexu xel politique xel mooy politique tey wax naa leen ko bu ngeen xuloo foog ngeen nekk ñaar benn nit kese mënul xuloo yéen ñaar na organiser une assemblée générale jarul xuloo jarul xëccoo ku fi bëgg a wax jox leen ko mu wax suñu eggee ci càppaandaw bi fulla ak fayda mooy tax ñu tànn ñëpp jiital ko ne ko yaay suñu mbër yaay suñu candidat man nag lu mu leen mën a baaxee mooy ba Khalifa Sall nekk ci kaso bi man ñëw naa fii ci 2017 ànd fii ak coalition Khalifa Sall nekkoon tête de liste Dakar ñu doon wooyee coalition boobu Manko Taxawu Sénégal ba ñuy dugg fii biir HLM dama ne Ibrahima Seydi moo ñu dalal ñu daw dem 2019 Khalifa Sall nekk ci kaso bi ñu amoon benn mbër kooku tamit warkat la war na kooku dem na tey ci Macky Sall ñu woote woon fii coalition Dakar ñuy campagne biir Dakar dugg si fii biir HLM dama ne Ibrahima Seydi moo ñu daloon kon nag tey lii di fulla lii di fayda lii di jom mooy delloo ko njukkal man duma naa féq waaw dama ne fii àdduna la am yàlla mooy buur ñàkk yàlla mooy buur yow Ibrahima Seydi Khalifa Sall tey moo la amee yow des lootoo dara Khalifa Sall ku la ko wax ma wax la ko ku la ko waxul ma wax la ko te ku mu neexul ne la yàlla may xolu muñ fii àdduna la waaw fii àdduna la dama ne ku fi bëgg a falu da ngay liggéey fii ku fi bëgg a falu da ngay liggéey ku fi bëgg a falu da ngay liggéey te liggéey du ci ay bureau climatisé liggéey du ci ay réunion liggéey du ci ay message liggéey du ci ay complot liggéey c'est le travail de terrain mobiliser di taxawu nit ñi di nekk ak nit ñi di dox ak nit ñi fii nag yàlla rek fi nekk mooy maye mooy xañ kon nag yow lu ñu lay ñaanal Ibrahima yàlla na la yàlla may ndam te yàlla na la yàlla may lu gën ci yow. Je te l'ai dit, je te le répète, Ibrahima Seydi, moi Barthélémy Dias, j'ai décidé de soutenir ta candidature et de me battre pour ta candidature. Et je reviens à ce que j'ai dit. Fille, Big Dakar, le dernier mot reviendra aux Dakarois et aux Dakaroises. Ibrahima Seydi, man ànduma ak yow parce que dañ ma neex man damay ànd ak yow parce que dama bëgg a gagner te dama bëgg a gagner fii HLM pour mën a gagner Dakar te dama ne je ne vois pas un meilleur profil que toi Ibrahima Seydi de par ton parcours et ton passé loolu inventé wu ma ko voilà moi comme tey je l'ai déjà dit man présenté wu ma suma candidature mairie de Dakar parce que maa mën maa xam wala déet dama ne dama xool njabootu Khalifa Sall ci la bokk su Khalifa Sall nekkoon tey candidat ci mairie de Dakar du ma yëkkati suma loxo wante Khalifa Sall lu ma jàpp mooy nekkatul candidat ci mairie de Dakar ci njaboot boobu dama jàpp ni suma warugal mooy ma yëkkati suma loxo maintenant nag ku mu neex nga yëkkati sa loxo wante nag xamante nañu suñu biir dama ne quand la nuit était sombre quand c'était l'heure de se battre kenn xëccoowul ak man quand c'était l'heure de financer kenn xëccoowul ak man quand c'était l'heure d'aller en prison kenn xëccoowul ak man tey nag ñu ne dañuy wuti mairie de Dakar ñu ne dañuy xëccoo ak man daneen yàlla may xolu muñ parce que ñu ñàkk ñu jom fu ñu nekk fa la ñuy taxaw dem dox lu ñuy dox liggéey lu ñuy liggéey wax lu ñuy wax ci yar ak teggin ci jàmm ak salaam wante lu ñuy tax a jóg mooy Sénégal parce que tey su amoon un meilleur profil que Barthélémy Dias pour la mairie de Dakar je le dis solennellement damay jóg jàppale ko gunge ko tette ko wante dama am ay bët di gis am ay nopp di dégg dëkk nag ci dëkk Macky Sall ak ñi mu àndal def nañ sondage suma baat ci kaw dañuy commencé sondage yooyu juróomi nit lañu doon sondé juróomi tey ñu ngi sondé ñett nit rek la ñuy sondé te ci ñett nit ñooñu ñu ñuy sondé ci opposition bi dama ne waxuma ci Yewwi Askan Wi kese dama ne ci ñetti coalition ñu jot a créé ci opposition bi ñett ba ñeent ñu jot a créé ci opposition boobu
tey benn nit kese moo bokk ci sondage yooyu te nag yàlla ko dogal et c'est Barthélémy Dias. les deux autres personnes yu nekk ci sondage boobu yu ñuy sondé ñoom ñaar ñëpp ci njabootu Macky Sall lañu bokk te Macky Sall nag may dégg te képp kuy kilifa ci politique ci dëkk bi ngay suivre ay sondage te loolu naa fekk xam nga lu may wax dama ne il y a 4 coalitions de l'opposition pour l'instant fii biir Dakar. Il n'y a qu'une seule coalition dont il y a un membre mooy Yewwi Askan Wi bu bokk ci sondage yooyu te ci sondage boobu je le répète nous sommes que 3 personnes ñaari ci njabootu Macky Sall la ñu bokk ci opposition bi Barthélémy Dias kese moo ci nekk kon nag nangu nañu waxtaan wante duñu ci xuloo duñ ci xeex te duñ ci xëccoo parce que lu yàlla dogal ba pare ku bëgg a xëccoo nag ak yàlla na la yàlla may xolu muñ mais ñun nag ragal nañ yàlla ruus nañ yàlla te ñun lu yàlla dogal dañ koy nangu su fi yàlla dogaloon leneen ñu nangu ko wante lii la yàlla dogal kon nag Ibrahima Seydi HLM bii na nga nangu lu yàlla dogal fii te ku mu neexul da nga góorgóorlu waxtaan ak moom soo ko mënee tette nga tette ko soo ko mënee nax nga nax ko ci la bokk ci politique bi la bokk bul nangu xëccoo bul nangu xulloo bul nangul xeex parce que yàlla dogal na ba pare je le répète njabootu Khalifa Sall fii bi HLM man du waxuma lu ma neex dama wax lu ma fekkee damay wax lu ma dund 2017 fekk na ma fii 2019 fekk na ma fii ñëw naa fi man kese ñëw naa fi ànd fi ak Khalifa Sall yow mii yaa ngi fi dalal keneen nekk fi yoon kon nag je reviens à ce que j'ai dit quand c'est l'heure de se battre ce sont les mêmes personnes qui se battent quand c'est l'heure de financer ce sont les mêmes personnes qui financent quand c'est l'heure de faire face ce sont les mêmes personnes qui font face oru falu nag ku mu neex jóge da ngay xëccoo wante dama ne ku fi yàlla may xel laa wax na nga xam lii di sa waru gar suñ ci eggee nga def ci sa kenn kattan lu ci des yëpp ay caaxaan la moo tax ma leen bàyyi leen wax ci parce que ñun lii du ñu yëngal tey fu ñu jëm nii amul benn mbindeef buy dox ci kaw suuf si dañu koy yàqal amut am yàlla mooy buur ñàkkam yàlla mooy buur dinañ teg lépp ci yoon teg ko ci yoon nag ànd ci nag ak lan ak gëm yàlla ak wóolu yàlla lu ci des yëpp ay caaxaan la fii yàlla ka fi nekk amul benn mbindeef bu fi nekk di taxaw fii ne destin wu Massamba wala destin wu Mademba bii suma loxo le destin de chacun d'entre nous est entre les mains de Dieu lu ci des mooy nañu gëm yàlla wóolu yàlla mu ànd ak yar ànd ak teggin wante tamit ànd ak ful ak fayda kon nag on profite de cette occasion ma leen di ñaax yéen na ngeen yaatal da ngeen njëkk a yaatal biir taxawu Dakar moo tax damaa gestu sànq laajte ana Moustapha parce que Moustapha ci njabootu Khalifa Sall la bokk da ngeen ko doon woo ngeen waxtaan ak moom man fanaan nag su ngeen demee ba ci biir su ngeen jàppee ni Moustapha profil moo gën bosu Ibrahima Seydi dama koy wax ci kanamu Ibrahima Seydi on veut gagner si il a le meilleur profil que Ibrahima vous devez le choisir mais man dama fekkee débat bërki démb et je terminerai par dire une chose aw ma numéro téléphone Moustapha wante bëggoon naa semaine bi nga woo ko ngeen ñëw ñu toog à 3 ñu waxtaan parce que dañuy bokk njaboot dañuy doon waxtaan Ibrahima wax na ko ne nga Moustapha sa jarbaat la kon nag Moustapha su nekkee jarbaatu Ibrahima bokk njabootu Khalifa Sall seen bokk la kon nag na ngeen yaatal lépp ci waxtaan parce que même su nekkee ñaari nit wala ñetti nit wala juróomi nit Moustapha su demee ba xalaat mën a yëkkati loxoom rek c'est parce que am na fu mu ko wékk kon nag xëccaleen ko du seen noonu mais je reviens à ce que j'ai dit ñun dañu fekkee démb ak bët gi ba fii bi HLM te Ibrahima Seydi ñun wàccoo nga ak ñun mosuñu fi ñëw indi fi dërëm saa bu ñuy ñëw lépp lañ fi fekk t-shirt foulard sifflet animation sonorisation sécurité lépp lañ fekk fi mosoo ñëw nañu ñor na ñorul mën na matul tu as toujours été digne et dans l'épreuve kon nag ñu ngi leen di gërëm di leen di sant bëggoon naa lii mu gën a neex wante ñu ngi may xaar Mermoz Sacré-Cœur et comme tu le sais am Mermoz Sacré-Cœur dama nekk ci coalition ak ay nit ñoom tamit ñuy xëccoo ak man c'est normal ville de Dakar tamit nekk fa ak ay nit tamit ñuy xëccoo wante am nañ yaakaar dañuy am ndam parce que ndam boobu dañ ko liggéey du ruube dañ ko liggéey dañ ko ñàkk ba jot si kon nag di leen di gërëm di leen di sant
leen di ñaanal tamit yàlla na leen yàlla jàppale yàlla na leen yàlla kattanal yàlla na leen yàlla suturaal ñu leen di gërëm leen sant jërë ngeen jëf mbokk yi